This is AM 930, WPAT Patterson. Now you can fly anywhere in the world and pay discount prices on your airline tickets. Book a flight today to London, Paris, Madrid, or anywhere else you want to go. And pay a lot less guaranteed. Call the International Travel Department right now at Low Cost Airlines. 800-654-0759. 800-654-0759. That's 800-654-0759. Do you take Viagra? Are you tired of overpaying for your pills? What if you could get the exact same results for a fraction of the price? Guaranteed. Well, now you can with Sildenafil, the active ingredient in Viagra. With 20 milligram generic Sildenafil tablets, you get the exact same results of Viagra for less than $2 per pill. And again, the results are guaranteed. That's right, absolutely guaranteed results for a fraction of the cost of Viagra. So give your wallet a break and call us toll-free at 800-460-2558 to get your generic Sildenafil delivered discreetly to your door. And of course, while saving hundreds of dollars, you'll also be saving time by saying goodbye to those long, embarrassing pharmacy lines once and for all. Again, just call 800-460-2558 and get your generic Sildenafil with a 100% money-back guarantee. Getting your pills doesn't get any easier or cheaper than this. So call 800-460-2558 now. Homeowners on a tight budget and living in fear that something in your home might break, a plumbing problem, an appliance breakdown, stove, refrigerator, air conditioning, a lot can go wrong. And when something breaks, your cash reserves are gone in a flash. Then it's more and more credit card debt. Don't leave it to chance. Protect yourself with affordable coverage from Listen Up America Home Warranty. Pay $400 for electrical repairs. Or with home warranty protection, 100% of the repair cost is covered. Pay $580 or more to repair a water heater or get home warranty protection and 100% is covered. Replacing an air conditioning unit can cost you $2,000 or more. But with home warranty protection, you are covered 100%. Stop worrying about repair bills. Get protected with Listen Up America Home Warranty. Call right now for a free quote. Everyone is guaranteed approval and the call-in consultation are free. Call 800-690-2175. 800-690-2175. 800-690-2175. Certain conditions and restrictions apply. WPAT. The following program is presented by its producer, host, and sponsors.
asalaamaaleykum sunu mbokku déglukat yi man seen mbokk seen xarit Omar Diaw Seck ma dellu si waat fii ci rajo bi ci seen émission bi ñu leen di defal ayu bés yu jot ñu di ko wax émission pencum réew mi tañ leen ko defale fii ci WPAT 930 AM mu di WPAT 930 AM fii ci New York City su fekkee yéen a ngi amee seen poste rajo ngeen mën ko déglu ci 930 AM wala su fekkee yéen a ngi amee seen ordinateur mu di computer bi ngeen mën ko déglu ci www.wpat930am.com wala su fekkee yéen a ngi amee li nga xamante ni nag moom moo di seen appareil téléphone fu ngeen mën ci nekk ci biir Amérique maanaam États-Unis ba Amérique latine ba Canada fu ngeen mën ci nekk ci réew mi rek ak li ko wër mën ngeen woote ci numéro bi ñuy wax 701 719 3618 mu di 719 36 18 bu émission bi jàllee tamit di ngeen ko mën a déglu ci allodakar.com bu sunu mbokk Modibo Diagne wala ngeen mën a ko déglu ci xalimasn.com fu ngeen mën a nekk rek ci àdduna bi di ngeen ko fa mën a dem dabujuwaat ko fa déglu émission bi wala ngeen mën ko déglu ak sunu mbokk sunu xarit monsieur Idrissa Sylla mi nga xamante ni daf koy def mu nekk live maanaam ci internet bi bu ngeen demee Facebook di ngeen ko mën a déglu bu jàllee tamit dinañ leen ko mën a dugalaat mbokk yi ñu doon jóge ni ci maanaam li nga xam ne moom moo di àllarba nekkoon ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin ñuy tàbbi nii ci alxames nekk ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juin 2018 kon nag ni ñuy jéem a def rek xam naa dañuy ñëw rek bàyyi leen li nga xam ne moom lañ daan ubbee mu di alxuraanul karim waxu yàlla subhaanahu wa taala bu ñu fa jógee nag doori ñëw ci li des ci programme bi xam ngeen ni boobu ba léegi ñu ngi nekkoon ci concertation nationale sur la gestion des recettes ici de l'exploitation du pétrole et du gaz bi nga xam ne le président de la République Macky Sall mi ngi ko doon def ak askan wi ñu doon leen ci tegal keroog ba mu desoon rek li nga xam ne moom moo di ñaar fukki minutes incha allah moom lañ leen fas yéene ñëw àggalewaat leen tey na ngeen préparé tamit ndax xam ngeen ni tamit ajaratu Fatou Guewel Diouf ajuma bii di ñëw incha allah ci lay célébrer 12e anniversaire ak groupe Sopp Noreyni Sénégal gépp di ko préparer incha allahu ñu fas yéene fa defee ca Grand Théâtre ndaanaan yu mag di ci ñëw invité d'honneur yi ñaar ñi la invité Sénégal mu di monsieur Baba Baydi Mal incha allah ak ki nga xam ne moo di sunu xarit bi nga xamante ni keroog moom la di wax te ñu woon ko fi mu di Baba Ni Koné bu Mali incha allah moo fas yéene ñëw jóge Mali ñëw daje ak Fatou Guewel ak Baba Mal ca Grand Théâtre incha allah ndaanaan yëpp danañ ko fekk ñoom Youssou Ndour ak ñoom it Thione Seck ak vedette yu mag yëpp dinañ ñëw incha allah sargal si ajaratu Fatou Guewel Diouf ci anniversaire boobu nga xamante ni incha allahu mi ngi ko fas yéene def bu ko yàlla dogalee bu ñu ci jógee tamit dinañ leen indil yeneen waxtaan yoo xam ne amoon na fi ci diggante Mame Mbaye Niang ak Papa Ngagne Ndiaye ci leeral yu bari yu nga xamante ne amoon na ci tuuma yooyu nga xam ne daloon na fi taniye bu ngeen bëggee toog ngeen déglu ko ak yeneen yi ñu leen ko daan defee rek incha allah comme ni ma leen ko waxee rek wëli mat jàng yaak mampuy na ngeen préparé jóg incha allah ñu toog te xam ne émission bi tey incha allah ñun ak yéen la à partir de minuit ba 2 heures du matin dana neex tubarkàlla yàlla na yàlla dolli jàmm kon ñu déglu rek li nga xam ne moo di alxuraanul karim waxu yàlla subhaanahu wa taala ñu léemoo ko émission bi doori ñëw ci li des ci programme bi incha allah bu leen fàtte yéen a ngi déglu seen émission pencum réew mi ki nekk ci machine bi ak micro bi di seen mbokk seen xarit Omar Diaw Seck depuis New York City. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. الحمد لله رب العالمين. All praise is due to Allah, Lord of the worlds. الرحمن الرحيم. The entirely merciful, the especially merciful. مالك يوم الدين. Sovereign of the day of recompense. إياك نعبد وإياك نستعين. It is you we worship and you we ask for help. اهدنا الصراط المستقيم. Guide us to the straight path. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. The path of those upon whom you have bestowed favor,
not of those who have evoked your anger or of those who are astray. amin sadaqallahu alazim loolu moo di alquranul karim waxu yàlla subhanahu wa taala ñi ñaan ci barke fatihatul kitab boobu ñi nga xamante ni ñoo feebar tëdd ci lalu hôpital yi ak ñi feebar nekk ci biir kër yi ak ñi feebar di ko wéyaale ñoom ñëpp yàlla na leen yàlla roof si ditu wér fëgg seen bopp delloo leen ci seen sagote boo lëggee kenn bañ a tëddaat ñi ñaanal ñi nga xam ne ñoo nekk ci prison yi ñi nekk ci violon yi ak ñi nekk ci maanaam jeeli kaso yu mag yi ñoom ñëpp ñoo ngi leen di ñaanal ñi yor seeni mbir yàlla nañu ko yëlëb seeni dossier yàlla xiirtal leen ñu atte leen bàyyi leen ñu dellu ci seen njaboot te boo lëggee ñu bañ faa dellu ci xormay Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñi ñaan ñi nga am soxla yu mën a wax ak yu ñu mënul wax yi ñu xam ak yi ñu xamul lépp yàlla na ko yàlla saafara kenn ku nekk la nga bëgg yàlla na la ko yàlla defal ñi ñaan it yàlla na yàlla wàcc jàmm ci àdduna bi waaye rawatina ci Afrique ga ñu bàyyi ko waaye rawatina ci réewum Sénégal ga ñu bàyyi ko waaye rawatina fépp fu doomu Sénégal mën a nekk ak doomu Afrique ci diaspora bi wala fu doomu aadama mën a nekk wala yàlla na la fa yàlla defal jàmm ak salaam la nga bëgg mu defal la ko yàlla na yàlla lafal cat lu ay dàqal ñu catu làmmiñ laay catu bët laay catu xel ma ay catu xalima laay ak pexem noonu bu ñu xam ak bu ñu xamul noonu bu nëbbu ak bu feeñ yàlla na yàlla atteeg ñoom yàlla na yàlla teg ci seen kaw bi jaay Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla bu seeni xol sedde ci ñoom ñi ñaan tamit xam ngeen ni réewum Sénégal ak ci fu bari ci àdduna bi sax tey bët sebbi na ndox mu bari waanaam wal na waaye ndox moomu yàlla na yam foofu ci jàmm ak salaam yàlla na nekk nawet bu barkeel nawet bu am sutura ak teranga nawet boo xam ne du am benn yàqu-yàqu yàlla na yàlla musal nit ñi musal góor ñi musal jigéen ñi musal xale yi ci ndox suuf yeeg musiba yi ak balaa yi ak accident yeeg yi nga xamante ni moom mooy ji xew nit ñi di ko daw ci nawet bi yàlla na yàlla sàmm ñëpp te yàlla musal doomu aadama yëpp fépp fu ñu mën a nekk ci àdduna mbokk yi xam ngeen ne ni ñu leen koy waxee rek tout le temps bi ñu jógee ci loolu xam nañ ni semaine bii ñu weesu dégg nañu tiis bi nga xamante ni moom moo am ci dëkk bi mu di sunu jigéen suñu xarit tubarkalla macha allah yéen ñëpp ngeen xam ko mu di ajaratu Ndeye Codou Gueye ak doomu ndeyam Ndeye Tuuti ñu nekk fii wax dëgg yàlla ak seeni càmmiñ wax dëgg yàlla ak borom këram monsieur Fall tubarkalla macha allah Ndeye Tuuti ñàkk yaayam jigéen ju baax ju ñu daan wax soxna Sugu Fara wax dëgg yàlla ñëpp gis taxawaay bu rafet bi ci communauté bi taxaw wax dëgg yàlla ñëw ca fa nga xam ne moo di soppe yi ni ñu jóge fa dajalo ci association des Sénégalais kenn walewu ko ñëpp ñëw tubarkalla macha allah ànd ak moom ci tiis woowu ak naqar woowu kon nag ñoo ngi leen koy jaal bu baax tey ñaan soxna soosu di soxna Sugu Fara fa mu tëdd ci suufu Tuuba yàlla na woyof ci kawam yàlla na ko yàlla xaare aljana yàlla na ko yàlla def mu di dawal bu yiw yàlla na ko yàlla jéggal yàlla na ko yàlla def mu di dëkkandoo Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen koy jaal bu baax di leen ko mastaw ndax ku ne xam na ni ajaratu Ndeye Codou Gueye ku baax la sunu jigéen la sunu xarit moom ak rakkam Ndeye Tuuti tubarkalla ànd ak ñoom xale yëpp ñoomin Fat Samb ak ñoomin Khady Ndiaye xale yëpp tubarkalla macha allah taxaw bu rafet ndax it àdduna noonu la nit ki tey léeg-léeg nga am bisu bànneex waaye léeg-léeg nga am bisu naqar te li la dal lu metti la ndax ñàkk yaay dafa metti ci xol ñëpp xam nañ ko ndax nee nañu ku la mujj ndey rek mujj la naqar kon ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen waajur ñëpp ñun ñëpp yal na yàlla yërëm sunu waajur yi dëkk leen aljana ñi fi desandi seen i waajur it yal na yàlla may seen i waajur gudd fan ku ànd ak wér ak barke te yàlla xiirtal leen ñu toppatoo seen i waajur bégal leen sargal leen teral leen ci àdduna ba keroog yàlla di leen jël ci seeni loxo yàlla am na ko mën na ko yàlla na ko yàlla bokk defal ndax làq sa ngërëmu waajur rek loolu rek moom moo am solo ci àdduna mbokk yi xam ngeen ni ba nu jógee ci loolu comme niñ leen ko doon waxee rek am na xew-xew yu bari yu nga xamante ni xew na ñu ngi préparé tamit incha allah naka suba équipe nationale bu Sénégal bi ma nga fas yéene daje ak équipe bu Colombia ñu xam ko ñu dëkk ci Amérique latine gi ca Russie googu ñuy ñaan nag ñun ñëpp nañu àndandoo ñaanal sunu gaynde yooyu yàlla may leen ndam ndax bu ñu gañee c'est le Sénégal ki gañ ndax jeux yi ñuy def lu am solo la tey ji ñu bari xamuñu woon drapeau Sénégal xam nañ ko ñu bari xamuñu woon turu Sénégal xam nañ ko te Sénégal nekk na réew moo xam ne tubarkalla macha allah yàlla defal nañu barke defal ñu histoire bu rafet defal ñu ay mag ñu baax kon ñun dara jombuñu ñun ñëpp bu nu àndandoo rek incha allah na ko yàlla subhanahu wa taala diglee rek wa taxsimu bi hablillahi jamii'an wala tafarraqu yàlla mën nañoo defal xéewal ñun ñëpp bu ko defee sunu Sénégal gañe ñu am ndam
koom mu nekk lu am solo lu nga xamante ni ndax loolu ñu bare dañu xamul dañu defee ni yëf yi dañuy dem rek di match di ñëw waaye loolu coupe du monde xaalis bu bari la bu nga xamante ni réew mu ko gagné ay milliards la yoo xam ne day dugg si ci réew mi te réew mi loolu bu ci dugg see tubarkàlla macha allah mën nañ cee tabaxi école tabax ci ay dispensaire def ci ay hôpital def ci ay yeneen ak yeneen yooyu yëpp mu nekk koom yu nga xamante ni waa askano moo koy jëriñoo waa réew mi ñoo koy jëriñoo mu di jongante bu nga xamante ne àdduna yëpp ñoo koy def te coupe du monde cuune du ca dem tubaarkàlla macha allah foog nga nekk jàmbaar am ndimbalul yàlla mën faa dem ndax réew yu bari bëgg nañ caa dem te demuñu te it léegi nee naa leen yëf yi dootul mbiru Sénégal mbiru Afrique la ndax réewu Afrique yi ci bokkoon yëpp mu di Maroc di maanaam Tunisie ay Égypte ay Nigéria ñoo ñëpp yàlla dogal na mujj nañu toog fi mu ne Sénégal rek moo fa def ci réew mu nga xamante ni réewum Afrique la kon léegi yëf yi dootul Sénégal rek léegi yëf yi maanaam Afrique tamit dafa nekk ci biir maanaam Sénégal fas yéene na jàppale kon ni ñuy def rek ñu jéem a ñëw ci benn aajar bu ñu fa jógee door a ñëw lu des ci programme bi incha allah bu leen fàtte yéen a ngi déglu seen émission pencum réew mi ci WPAT 930 AM ki nekk ci machine bi ak micro bi di seen mbokk seen xarit Oumar Diaw Seck. waaw wax nga dëgg de ñun de guy gu réy gi nekk ci digg New York mooy sunu ndaanaan moo nu tere nelaw ñu ni guy gi fan la nekk ñu ni mi ngi nekk 120 West 116 Street between 7 and Lenox foofu moo di fan nee nañu foofu nag moo di Baobab guy gu réy gi nekk ci digg Harlem tubaarkàlla macha allah bu ngeen demee Baobab bëccëg bi nee nañu ceebu jën yaa nga fa maafe yaa nga fa ceebu yàpp yaa nga fa suluxu mbalax yaa nga fa booleeg nag ay xale yu jigéen yu taaru nag te set wecc nag bërëb ba dolli set xeeñ neex bu ngeen demee ñu di leen toppaloo ngeen lekk ba suur naan ba mandi lépp ñu teg ko ci yoon ñu ni loolu ndax doy na ñu ni déedéet guddi ga nag bu jotee nee nañu alaaji sëriñ moo fee tax daanu si ca biir nee nañu bu ngeen ñëwee fekk ca biir dibi ja nga xam ne moom lañ daan lakk Sénégal di ko booleeg soble sa di ko jëri ca taal ba di ca xëpp li nga xamante ni moo di moutarde Dijon ba ak oromasi ba moom la ñuy defar ba mu baax nee nañu sëriñ moom la nekk ca biir góolu ko ñu ne ndax loolu rek doy na ñu ne déedéet dana ciy def bu yàpp nag di ci def bu ganaar nee nañu ndax Baobab restaurant ci loolu la yem ñu ne yamuñu ci loolu ndax Baobab restaurant boo amee seen numéro téléphone ñu di ko wax 212 864 4700 mën nga jaaxaan ci sa kër woote di nga yot ci xale yu jigéen ya fa nekk nga jox leen sa adresse ñu yabal delivery bi mu daal di ñëw indi la li nga commandé bu ko defee nag nga am noo defar ñoom nag nuyu leen nuyu ba am maanaa bu ko defee ñu daal di dellu si nee nañ foofu daal moo di Baobab restaurant moom la gars yi doon seet waaye nag dañu ni tubaarkàlla macha allah kat Baobab daal bu ñu ko waxee xel yëpp war a dem Sénégal dem feneen fu dul Sénégal lu dul West Africa kon nag delloo si leen xel yi te fóotaat xol yi Baobab restaurant mi ngi ci 116 Street kon nag na fa ñëpp daje ñu ne nag déet na yamul ci lool ataaya jàng ca biir. mbokk yi ba ñu jógee ci loolu comme niñ leen ko waxee rek laasana tamit mi ngi leen di wax ni bu leen fàtte fi nga xamante ni moom moo di New York Meat and Fish Market bi nga xamante ni mi ngi nekk ci foofu nga xamante ni moom la ñuy wax adresse bi di 1680-1678 ci Boston Road nee nañ nag foofu tubarkàlla lépp lu ngeen soxla dinañ fa am nañu yàpp xar yàpp nag yeelu mbote am nañu ay jën ay géej ay tuufa lépp lu nga xamante ni jigéen dina ko soxla ci biir waañam rek bu ngeen ñëwee da ngeen ko fa fekk dinañ leen jaay ay boisson jaay leen maanaam ay soow ay lépp rek lu nga xamante ni supermarché bu nga xamante ni tubarkalla macha allah te lu ngeen fa jënd rek ci lu tolloo $50 bu ngeen nekkee Bronx wala ngeen nekk Manhattan wala ngeen nekk Queens wala Brooklyn Staten Island ba New Jersey ba biir Pennsylvania sax incha allah danañ leen fa fekk délivrer leen ko indi leen ko ci seen buntu kër ñu ne nag dinañu jël Visa dinañ jël Mastercard dinañ jël Discover dinañ jël tamit EBT numéro téléphone bi mi ngi nekk 718-294-7882 am nañu tamit beneen bu nga xamante ni mi ngi nekk ci 125-127 ci Saint Anne ci Bronx moom it la ñuy def fële rek moom la ñuy def fii c'est la même chose foofu tamit numéro téléphone mi ngi nekk 718-294-7882 kon nag laasana mi ngi leen di jox rendez-vous foofu kon nag mbokk ñi ñëw dem ci beneen ajara door a dellu si waat ci li des ci programme bi incha allah.
waaw Abdou Aziz Ndiaye Jaata Ndiaye moo leen indil nag li ñuy wax Mimi ak Mounass Travel. Mimi and Mounass Travel dara du seeni yitte lu dul di leen jaay ay billet avion yu yomb bu ngeen jëndee ci ñoom billet avion yu yomb it ñu ñëw bu ngeen yore bagage yu bare ñu ñëw jëlal leen seeni bagage gunge leen ba aéroport jàppale leen ba ngeen peese seeni bagage du ngeen am benn problème ngeen dem ci jàmm yegg ci seen njaboot ci jàmm. ñu ne ndax Mimi ak Mounass ci loolu la ñu yem Abdou Aziz Ndiaye ni déedéet li ma leen di bégal day pareeguma ñu ne lan moo des mu ni képp ku nga xamante ni yor nga sa bagage boo bëgg a yóbbante Sénégal te maanaam demuloo boo ko tegee ci loxoom dana la ko yóbbul ba mu dem ci jàmm yegg ci jàmm ci say mbokk. ñu ne ndax ci loolu la yem mu ne déedéet ndax mën ngaa am yeneen i bagage te du mat walis mbaa du mat colis Abdou Aziz Ndiaye nee na lu mu mën a toll na nekk sax enveloppe bu ndaw bu nga xamante ni rek lu tuutee ci nekk bu ngeen ko tegee ci loxoom waxtaan ak moom dana leen ko yóbbul ci bis bi mu yegg ci bis bi ci réewum Sénégal te du ngeen ci am benn gàllankoor. kon daal ndeke daal Abdou Ndiaye man sama nee na daal jindaanaan li wax ndekete mooy dëgg Abdou Aziz Ndiaye daal ndekete buur Ndiaye gaynde Ndiaye suukar Ndiaye lem Ndiaye lu neex Ndiaye nee na ñu ne képp ku bëgg a jokkoo ak Mimi ak Mounass na nga woote ci 1917 957 5168 maanaam 1917 957 51 68 kon nag Mimi and Mounass Travel mi ngi nekk ci digg dëkk bi te askan wi rek ko tax a jóg kon nag daw leen balaa muy teel bu leen ko kenn nettali. waaw mbokk yi foofu moom moo di Mimi ak Mounass Travel defe naa ni yéen ñëpp tubarkalla macha allah xam ngeen ko comme ni ñu ko waxee rek pour seen bagage yi nga xamante ni moom mooy dem Sénégal Mimi ak Mounass Travel bu ngeen ko joxee tey di ngeen ko jot ca suba sa ñu jot ko foofu ca Sénégal maanaam ñoom dinañ leen defal maanaam altine ba samedi maanaam fukki waxtu ak benn ci bëccëg ba 9h ci guddi bu dee dimanche tamit dinañ ko def 2h ci bëccëg ba 9h ci guddi bu ngeen demee da ngeen ko fa fekk foofu ci Sénégal dinañ leen woo numéro téléphone bi mi ngi nekk 212 77 272 2476 wala 212 33 860 96 64 comme ni ñu leen ko waxee noonu rek moom foofu moom moo di Mimi ak Mounass Travel mbokk yi kon nag xam naa ni ñuy def rek dañuy jéem a ñëw àggaleen leen ci li nga xam ne moom lañ nekkoon mu di concertation nationale sur la gestion des recettes issues de l'exploitation du gaz et du pétrole bi nga xam ne le président de la République Macky Sall mi ngi ko doon def ak ñooñu nga xamante ni moom moo di askan wi kon ñu déglu leen fi nga xamante ni foofu la ñu yemoon keroog incha allah bu ko defee ñu door a déglu li ci des door a ñëw ci li des ci programme bi incha allah bu leen fàtte yéen a ngi déglu seen émission pencum réew mi ci WPAT 930 AM ki nekk ci machine bi ak micro bi di seen mbokk seen xarit Oumar Diaw Seck. jërëjëf sëñ Maam Cheikh Mbacké bu association servir le soufisme dégg nañu kàddu gi dinañ ci ñëwaat ci waxtaan wi léegi sëñ Alioune Dia de 3P. alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala mawlana rasulillah sayyiduna wa nabiyuna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Monsieur le président de la république maa ngi lay nuyu di la ndokkeel di rafetlu li nga def ndax woote di leeral moo gën woote di lay. boo ko defee wutoon nii it nu doyloo foo koy wootee ndax daja di wax ak daja di waxtaan bokkut. waxtaan moom ko am xam-xam te la nuy woote ak ñay dogal ñoo ko moom. dajay wax na ku am sow lamin fu la neex defe ko buñ la déglu wutin nga wax sa wàllu ci ñibbi. lii nga woote tey nag baax na fa nga tëjee man sa discours laa jàpp yóbbu mooy musiba weesuwut yaakaar ju tas.
man day bind naa ko yóbbu boole ko ci li may gànnaayoo yàlla bu sun yaakaar tas ci lii waaye buñ ci warantewul rek yaakaar du tas li ñëpp bokk daal nga taaj ko de ku nekk sa wàll ngi ñëwal ku warul sa bopp da ngay ñëw joxe ci sa xalaat ñu déglu la ca boo lëgee nga bokk ca waaye ci laa bokk te doo ko fekkee doo ca wax lu yàqu wax noonu nag dañuy kuréel yoo xam ne bay sàmm ak napp lañ ñu am nag ñu tuddee nappkat yi ñu ne woon ci géej gi am ñu leen fekk si tey ñu xarañ lool bërib xaalis lool nee na nit léeg-léeg ñu mën a yàq lool di la laaj nag géej googu ña ca nekkoon wax nga fi ay paar waaye dama bëgg paar yu gën ko toj ba ko dana xam foo fare yaa ngi sédd sax génération ba ñëwagut fii fanweeri at dafa mel ni bu fanweeri at joxee géej gi ngacc waaw gone ya niy dencal ñoom fanweeri at après gone yi nga xam ne moom fii fanweeri at ñoom ñu génn ca gone ya ñoom fanuy fare ndax kat gone ku fi commencé tey benn at ñu ne kay fanweeri at après la ñuy dencal yow sa fanweeri at moom bokkutoo ca gone ya ñooñu monsieur le président fu ñuy fare loolu bëgg naa wax dëgg yàlla lu leeralal nu ko waaye soo ca mën a boolee nag ñu jàngal leen bañ na ar bu boo liggéeyee comme dañuy xaar ba ca 30 ans yi ñu bokk ci mag ñun mënta nax baax na ci noo ngi leen encouragé di la félicité te xam ne réew nii lay doxee ku ca bokk boole ko ca waaye ku ca boole bu ñëwee xam ko ni sa gëdd mu jox la ko salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ Alioune Dia kàddu gi leer na daañu jéem a tontu ci xalaat yooyu am solo la léegi kii desoon ci liste bi première liste bi mooy Mame Adama Gaye Mame Adama Gueye Gaye la ñu bindal nag du ci mën a c'est Gueye. asalaamaaleykum wa rahmatullah président de la république maa ngi lay nuyu di nuyu kilifa yi nekk fii yëpp ku nekk ci sa dayo di rafetlu bu baax waxtaan wi di la ñaan président lii ñu saxal ko wañ yam fii tey te tamit mu gën a saal bi law ci réew mi lii dafa war nekk jéego ba nga xam ne jéego bu njëkk la ci li ñu war a def muy consensus national boo xam ne lu permanent la war a doon te bañ yam rek ci li nga wax force vive ñu convoqué leen fii law ci biir réew mi ñëpp gis seen bopp ñaari proposition laay bëgg def benn bi dafay baamtuwaat loo xam ne am na ñu ko fi wax ba pare mooy problème mu contrôle bi parce que boo ne recette wala revenu dañu naan li génn ci mbir mi yëpp ñu dindi ci investissement yi ak dépenses yi comme nag ñun pays pétrolier bu bees lañu te loolu mënuñu ko loolu xam naa ne sax am nañ ay experts suñu administration yu xarañ waaye xam-xam bu bees la man damay proposer suñ ko amul fii ñu jëndee ko feneen parce que expertise mën nañ ko jënd pour que mu wóor ñu ne ñi ñu liggéeyal te ñuy xarañ lool li ñu ne moom la ñu dépensé mu wóor nañ loolu la ñu dépensé ba revenu yi génn mu wóor nañ ñoom daal defuñu ci lu leerul trop ñooñu matuñu wóolu loolu daal mooy proposition bi ñoo doon bëgg a jëkk def ak ñetteel proposition yi président mooy revenu yi tamit dafa am lu ko mën a impacté mooy ñi nga xam ne joxaguñu bloc yi excité joxeguñ ko parce que dañ ne 17 blocs la joxe nañ 10 blocs des na 7 blocs blocs yooyu dañ koy war a joxe ñi ngi koy joxe nag man dama bëgg ñu instituer benn règle bu bees boo xam ne nekkul ci code pétrolier bi te lu am solo la parce que booy joxe bloc da nga koy jox ñi nga xam ne peut-être ñoo ci gën a xarañ dinañu indi proposition boo ubbee compétition si bloc yooyu def appel d'offre ñu seet ñi nga xam ne proposition yi ñu def mooy gën ci Sénégal moo tax ma bëgg di suggérer président de la République bu ñu modifier code pétrolier bi ñu institutionnaliser appel d'offre systématique si attribution bloc pétrolier yi nga xam ne loolu amuloon ba léegi mais comme ñun dañ doon encourager nit ñi ñëw moo tax ñu di yombal comme léegi mbir maa ngi fi te ñëpp xam nañu Sénégal pétrole baa ngi fi kon léegi appel d'offre ñu institué ko def ko ci code pétrolier bi nga xam ne mu ngi en préparation pour que bloc yi bu ñu koy joxee et du aju rek si volonté président de la République jërëjëf merci beaucoup. merci jërëjëf maître Mame Adama Gueye ci kaddu yi damay juste dalal sa xel rek ci aspect bi nga mujj wax yi si des dinaa si ñëw muy appel d'offre yi pour la mise à disposition des blocs pétroliers si code pétrolier bi ñuy tabax ni te ñu war ko adopté loolu lañu adopté comme démarche
maanaam bloc yi dañ koy def par appel d'offre donc loolu déjà dama ci confirmer li nga xam ne mooy sa mëbët. Pour le reste dinañ ñëwaat ci waxtaan bi alors jàpp naa ne liste Ibrahima liste bi ngeen ma njëkkoon jox je crois que maître Mame Adama Gueye moo ko tëj. Tout à fait. léegi ci programme bi ni ñu ko tëralee woon da ngeen waxoon 13h30 maanaam waaw dese nañ kon 20 minutes mun nañ ubbiwaat waxtaan ci ñaar fukki minutes su ko defee ñu doog a def pause tisbaar wala pause añ sama mbokk séeréer yi nga xam ne ñoom xam naa dañu am ngant su ko defee ñu mën a def pause bi waaye mën nañ jëlaat peut-être ñaar wala ñetti orateur su ko defee Voilà, donc il s'agit de l'épuisement de la première liste donc qui a été close par maître Mame Adama Gueye Rama gis nga ko kon premier tour bi jeex na ñu war a ubbiwaat ay yeneen waxtaan waaye ñu ñëw ba tey ci suñu consultant ak ki nga xam ne moom moo di Bachir Dramé Bachir yow li ñu fi dégg ne tey nan nga ko jàngatee ak proposition yi nga xam ne def nañ ko surtout Mame Adama Gueye ak 7 blocs yi nga xam ne des na joxeeguñ ko yooyu aussi je pense que yu am maanaa la ba tey ci modèle de gouvernance la quoi. Absolument ci modèle de gouvernance la bokk seen préoccupation mooy xam nga bu njëkk ba ci code pétrolier bi dañu ko doon joxe noonu c'est-à-dire ku ñëw rek ñu jox la parce que dañu ñëwoon dañuy bëgg a attirer nit ñi waaye moom la président wax sànq ci suba ne léegi nag code bi ñu ngi koy tëggaat parce que léegi nag suñu bassin nit ñi bëgg nañ ko soxla nañ ko donc Mame Adama Gueye maître Mame Adama Gueye bi nga xam ne candidat defe naa ci présidentielle 2019 waaw defe naa moom préoccupation loolu la ñuy def appel d'offre loolu la président de la ne ko ci code bi effectivement danañuy dugal appel d'offre international ba nga xam ne balaa ñuy joxe 7 blocs yi nga xam ne moo ci des léegi képp ku bëgg rek da ngay répondre ci cahier de charge bi ñuy teg ñu def compétition nit ñi jël ko defe naa loolu lu am solo la ak préoccupation yi nga xam ne moom la ñeneen ñi laajtee ñeneen ñi waxtaan waaye mën nañ ci retenir tamit Cheikh am na lenn lu dellu si lu ajaratu Rama posé woon sànq maanaam nit ñi wax nañ ko maanaam budget état dafay continuer du ñu jël yëpp rek def ko ci pétrole waaw dafay continuer donc loolu yëpp tamit jar na jël c'est vrai parce que mooy li nga doon wax sànq ak ajaarama gis nañ pétrole rek donc dañuy focaliser aussi pétrole fekk yeneen secteurs yi mais comme ni ko président waxee sànq état bi dafa organisé wu yeneen secteurs yi aussi day dox Rama booy junñu na ko sànq pétrole bi dafay dugg nag pour gën a dooleel secteur bu nekk tout à fait li nga xam ne moom dafay indi si valeur ajoutée absolument je pense que am na chiffre bu ñu joxe sànq maanaam si wàllu xaalis ci li nga xam ne rek mën na ko jur ci wàllu xaalis 84 000 milliards. waaw te loolu du 17 blocs yooyu rek. waaw 10 blocs yi rek la. waaw 84 milliards maanaam xaalis bu bari la donc liñ ci mën a def bari na également. liñ ci war a mën a def bari na ñu xam ne nag xaalis boobu tamit dafay dépendre ci cours baril bi. mooy na yéeg mën na wàcc yéeg comme mën na wàcc waaye liñ ci war a def war na bari trop. waaw d'ici nag maa ngi leen di ñaan ngeen bàyyi xel ne war nañu def pause tisbaar ak pause séeréer su ko defee ngeen nekk ci temps bi voilà Ousmane Tanor yow taxaw may wax c'est un séeréer bien alors donc je donne la parole à Serigne Mansour Sy ñu jox ko kàddu Serigne Mansour jox leen ko micro s'il vous plaît. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin maa jamii al anbiyaai wal mursalin wa alihim wa sahbihim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh faxaamata rais alxaaji Macky Sall raisul jumhuriyati sénégaliya ñu ngi lay jox cër yi la yàlla sédd nga di njiitu réew mi di bàyyu askan bi ñu naan ko le père de la nation di nuyu bépp kilifa bu nekk ci sa keppaar di la jàppale te di saytu institution yu màgg ci réew mi boole ci sa jëwriñ ju jëkk ak jëwriñ yu tedd yi fi nekk ak mbooleem kilifa yu tedd yi nga xam ne ñoo fees ci salle bi ak kilifa yu diine yi fi nekk ak ambassadeur yi fi nekk représenté fi seen réew ndax suñu gan yu tedd lañu di nuyu mbooleem ñi fi nekk nag ak
institution religieuse yi moo xam musulmane la ou catholique ou protestante ak ñeneen ñu fi nekk dama fi ñëwal suñu mbokk di sama sëriñ di sama kilifa di sama mag waaye di sama doom mu sëriñ Babacar Mansour xalif général de Tidiane. li tax ma ni sama doom c'est parce que papam la ma tuddee ñu ngi nuyu di nuyu ñi organiser daje bu mag bi di leen sargal di leen ci ndokkeel. nee na li am solo moo di ni indi nga principe bu mag boo xam ni gëm nga ko moo tax nga woote ko moo di principe bu partage ak concertation comme niñ ko bindee fii pour leeral mbir yi te yàlla sax ci boppam ba mu laata bind aadama wanu malaaka yi donte la mënoon na leen occulter ndax seen jaam ay jaamam lañu waaye woo na leen ne leen dama bëgg a bind mbindeef moo xam ni mooy nekk sama kuutaay ci kaw suuf loolu ñu ngi ci saaru ñu tuddee la vache muy al-Baqara xaw ma jarul ñuy dellu ci verset bi wa iz qaala rabbuka lil malaa'ikati inni jaa'ilun fil ardi xalifatan kon yàlla sax nit yàlla daf ko considéré comme kuutaay ci kaw suuf kon nag su amee lu mag loo xam ni tey dafa jëm ci réew même su dul dara lu dul ñu dénk la ay dossier technocratique ak politique économique sociale nga koy saytu war nga ci di jëfee lu mel ni lii nga def tey te mu lu rëy lu ñëpp apprécier ndax yow la ñu yàlla dénk ci sa magistère te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na kullukum raa'in wa kullu raa'in mas'ulun an ra'iyatihi yéen ñii nga xam ni gëm ngeen yàlla gëm l'islam wala christianisme wala bu mën a doon wala les religions monothéistes te sax logique itam nangu na ko ci ku jàppul ci religion wala beneen religion bu mën a doon ku mën a doon suñu dénkee dara responsable nga ca kanamu yàlla te ëllëg yàlla dina la laaj lam nga dénkoon anamu rawatina nag loo xam ni yàlla moo ko indi du yàqu du fekkare ndax yàlla dafa wax ci alquran ni man maa leen bind ci kaw suuf laa leen ci biir suuf laa leen jële ba noppi ñaan leen ngeen bâtir ay institution ak ay infrastructure ci kaw suuf mais su dee pétrole kenn du ni sama maama ko fi indi wala sëriñ diw ngeen wala sëriñ diw wala tarixa diw yàlla ko indil boppam mu nekk jugement naturel bu yàlla indi ne nag mu ngeen xam ngeen koy gérer gestion boobu nag su fekkee moom nit ñi waxtaan teeg ñoom dina am solo te moom nga def tey te loolu maa ngi ciy dëggal ku mel ne professeur Malick Ndiaye yaakaar naa ni waruma du dul jéem woo suñu mbokk yi nga xam ne ñoo dëkk ci réew mi te ngay woote ñun ñu nekk ñu patriote te yaa ngi commencé di ko wane ci yow dañ ko jëkk a gisee nga ñëw chaque premier dimanche de chaque mois ñu indi ay xale yu ndaw yoo xam ni dañuy dugg biir palais ñu def levée des couleurs xamal leen lan mooy patriotisme te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na xubbul watani min al iman bëgg sa réew comme ni ko Majmoud Diop doon waxee président Majmoud Diop bëgg sa réew fonk sa réew ci foi religieuse la bokk wala mu bokk ci logique boo xam ni nit ku nekk da nga ko war a am te loolu yaa ngi bëgg a tabaxaat ko réew mu bees moo xam ni ku ci nekk da ngay xam lan mooy sa relation ak réew mi ak lan mooy sa devoir am na président boo xam ni ñëwoon na balaa nga naan sama réew lu ma defal na nga seet yow lan nga defal sa réew loolu mooy kon li ëmb mbir mi te suñu demee ba jugement yi ñëw fonds de gestion généralisationnelle bi ñuy wax am na bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nee na annaasu shurakaa'u fi thalath annaa'u wannaaru walkada'u nee na nit ñi ci bépp chaque nation chaque pays dañu war a partager ñetti yi benn bi mooy l'énergie benn bi mooy les ressources hydrauliques benn bi mooy les pâturages yooyu dañ ko war a séddoo d'une manière équitable dans un pays te loolu bokk na ci li nga xam ni woote nga ko ci wàllu concertation bi te loolu yëpp nag su fekkee ne am na ay fonds yu jóge ci lii ñuy xalaat ni yàlla dinañ ko may ci pétrole bi war nañu bàyyi xel ñi nga xam ni dañu war a dëddu ëllëg ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na nga bàyyi sa njaboot ak lu mu mën a dundee mën ko tedde nga dem retraite wala sax yàlla na yeex nit ki nekkatu fi moo gën nga bàyyi leen ñu nekk ay ndóol di tàllali loxo fu nekk ci institution yeeg di yalwaan ci mbedd yi kon nit ki dafa war a créer richesse création richesse boobu nag dañ ko war a tibbewaat
principe bi ci biir bépp ressource naturelle bu ñu yàlla may gazière ou pétrolière ba tax na kon loolu ñu lay ndokkeel ci vision bu claire bi nga am yàgg sa gouvernement woo ci nit ñi kon ñu ngi ñaan opposition bi maa ngi je avec humilité et patriotisme et ëppale wu ma leen patriotisme ëppale wu ma leen humilité nañu xam ni c'est la nation qui a besoin d'être assistée en ces moments difficiles et en ces moments de concertation et de partage de vision loolu daal ñu ngi koy ñaan ñëpp am ci di ko ñaan ci yar ak teggin yal nañu ko yàlla may waaw loolu daal ma àdduna naa ko wax incha allah. jërëjëf sëñ Mansour Sy jërëjëf aussi si turu xalif bi dégg nañ bu baax sa wax jërëjëf ci appel bi nga xam ne yow yokku nga ko ci wàllu concertation nationale pour l'intérêt supérieur de la nation léegi ñu jox kàddu gi monsieur Ibrahima Diaw. C'est Ibrahima Diallo, autant pour moi. maa ngi leen di gërëm di ñaan s'il te plaît muy mbooloo moo xamante ne sama loxo de mënu ko ñàkk laal nag ci suuf yàlla def barke ci réew mi ci daje bii ñu daje parce que ay xolo fi daje ay jullita fi daje ay yéene yu rafet fi daje ci oote ndeyam itam yéene bu rafet la am moo tax ma oote wax nañ fi nag ci wàllu pétrole ci anam gu ne waaye dafa am benn anam boo xamante ne dégguma ko xëy na li pétrole bi feeñ ci ndox mi moo tax waaye bés bu Sénégal demee ba ñuy nuli seeni suuf pétrole feeñ fa état dugal ci loxoom ñooñu su boobaa luy seen wàll lu ñu leen di sédd ndax dañu nangu suuf si rek bàyyi leen ñu dem wala am nañ ci xàq lu ñu leen war a delloo loolu dégguma ko fii te loolu lu am solo la parce que réew mi li fi yàlla denc ci koom-koom dañ dem ba suuf si en place yoo xam ne pétrole dana fa génn mën naa nekk sama tool mën naa nekk tool yi sama najaay Moustapha Niasse bon nag président danañ ci wax bon nag man loolu laa amal lu bëgg wax maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla yàlla fi yàlla def barke ci réew mi président man nag foog ma politique li nga soxla muy deuxième mandat yàlla jox la ko maa ko wax. jërëjëf Ibrahima ci kaddu gi laaj bi dinaa ci tontu ndax laaj bu yomb la wàllu suuf si ku am sa tool wala sa suuf yàlla def pétrole feeñ si suñu loi réew la mu wax mooy lépp lu nekk ci kaw suuf mën na am moomeelu citoyenneté waaye bu doon sa biir kër la pétrole feeñ ci biir état bi moo ko moom maanaam nation bi moo ko moom du tere nag bu boobaa balaa ñu koy jëfandikoo danañ la fay sa àq ci liy tolloo ak valeur suuf sa ak lan ci liggéey ci kaw muy peine yi ak lépp loolu loi bi daf ko réglé bu yàgg waaye fii lu sa tool yaatu bu fa pétrole feeñee day nekk moomeelu réew mi am na nag réew yoo xam ne fu mel ne Amérique boo moomee suuf lu fa feeñ yaa ko moom waaye fii Sénégal askan wi moom li ci biir suuf si muy pétrole gaz wala ndox sax moomeelu réew mi la donc lépp luy nekk meññeentalu biir suuf loolu la suñu loi wax depuis toujours kon loolu laa bëggoon leeral rek di jox kàddu gi alors maître Ousmane Ngom monsieur le ministre d'État maître vous avez la parole. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président de la République, honorables participants,
Je voudrais d'abord saluer cette belle initiative et dire, Monsieur le Président de la République, que c'est une question nationale qui se pose et vous avez décidé d'apporter une réponse nationale pour que nous arrivions à une solution nationale qui implique toute la nation, toutes les composantes de la nation. Et c'est le sens de la rencontre d'aujourd'hui. Je voudrais seulement évoquer deux questions. La première a été évoquée d'ailleurs tout à l'heure par un chef religieux de façon pertinente. Il s'agit de la question géostratégique ou géopolitique. Parce qu'effectivement, dès qu'un pays a cette formidable opportunité de découverte de pétrole et de gaz, il y a tout de suite le choc des ambitions, le choc des prétentions. Les tensions s'éveillent. Dans beaucoup de pays, c'est ça qui a conduit à ce qu'on appelle la malédiction du pétrole. Le Biafra, on a parlé de problèmes ethniques et religieux, mais le fond du problème, c'était les ressources pétrolières. La guerre Iran-Irak, c'est la même chose. Même l'Irak qui a envahi le Koweït, c'était également le pétrole. Les problèmes entre le Timor et l'Indonésie, c'était la même chose. Même les tensions entre le Cameroun et le Nigeria, c'est également la même chose. Ici même, dans notre pays, nous avons connu quelques poussées de tensions. Il y a quelques années, on l'a oublié, qui ont été réglées par la CIJ, la Cour internationale de justice, parce qu'on avait simplement des soupçons de pétrole avec un de nos voisins. C'est vous dire donc que dès qu'on parle de pétrole et de gaz, il y a des tensions, il y a des ambitions et il y a également des risques graves de déstabilisation qui peuvent venir de l'intérieur du pays parce qu'il y a, comme je le disais tout à l'heure, le choc des ambitions, mais qui peuvent également venir de l'extérieur avec des forces qui peuvent se coaliser avec des forces intérieures et tenter de déstabiliser le pays. Donc il est important de mettre en avant les aspects géostratégiques, géopolitiques et sécuritaires. Bien entendu, c'est des questions qu'on ne peut pas régler dans le cadre de ces rencontres, mais il faut avoir ça à l'esprit dès maintenant et anticiper par rapport donc à la gestion de ces questions dans le cadre dans un cadre institutionnel et légal qui pourra déjà prendre ça en charge. En un mot, je voudrais également évoquer le problème de l'emploi. Je l'ai évoqué déjà lors de la première rencontre parce que nous ne devons pas être confinés à des rôles de fournisseurs pour les exploitants ou pour ceux qui vont venir dans notre pays et même nous recoloniser comme cela a été fait au Mozambique, en Angola ou ailleurs. Il faut, Monsieur le Président, vous avez eu l'heureuse idée de créer l'Institut national du gaz et du pétrole et le COS-Pétrogaz, mais il faut encore aller plus loin. Je pense que dans toutes les filières scolaires et universitaires, il faut intégrer les études qui concernent le secteur du pétrole et du gaz. Depuis l'école primaire même, pour que nous puissions déjà formater nos jeunes pour qu'ils puissent avoir les qualifications les plus pointues pour occuper les fonctions les plus importantes dans l'exploitation du pétrole, mais également dans tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire ce qu'on appelle les sous-traitants et autres qui vont travailler avec les sociétés de pétrole pourront également être occupés par des Sénégalais. Et c'est des centaines de milliers d'emplois, c'est des centaines de milliers de structures qui n'ont rien à voir avec l'exploitation du pétrole elle-même. Je vous remercie, Monsieur le Président, je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Ousmane Ngom, pour cette contribution. Nous avons pris bonne note. Merci pour tout. Alors, à présent, je donne la parole à Monsieur Magat Ngom. Merci, Monsieur le Président de la République. Donc,
donc dama bëggoon avant may commencer sant la gërëm la parce que quand même votre politique de gestion participative et inclusive n'est plus à démontrer. Quand il s'est agi de parler de l'enseignement supérieur, vous avez invité à une concertation. Quand il s'est agi de l'éducation de base, vous avez invité à des assises. Quand il s'agit aussi de l'acte de la décentralisation, vous avez invité à une concertation. Donc, avec vous, Monsieur le Président de la République, c'est la démocratie en mouvement. Et aujourd'hui, il faut dire une chose. L'opposition a pris la décision historique de boycotter un cadre de réflexion pour la répartition équitable des ressources provenant du pétrole. Ça, quand même, donc, dañu war a ràññee léegi ñi nga xam ne defar réew mi moo leen soxal ak wut réew mi parce que politique ak pouvoirisme du benn. À chaque fois qu'on parle de la priorité des Sénégalais, yow nga boycotté bu ñuy wax nag jël pouvoir yow nga jóg di wër réew mi di wax lu neex. Déjà ci foofu sax bëggoon naa ci ñëw il faudrait que ñu expliquer waat nit ñi suñu diggante ak Mauritanie par rapport au gaz ci parce que commencé nañ jaxase xel nit ñi commencé jaxase population mi xëy na peut-être ak population mauritanienne te aussi xam nga am nañu fi wax la malédiction du pétrole. Beneen monsieur le président de la République mooy xam nga boo nee nañu du am lu ñuy boo tudd xaalis ñu bëri dañuy xalaat ne am lu ñuy seddoo ku ne di xalaat ñaata laa ci war a am moo tax bu ma seenoon au lieu ñuy wax naan da ngay dencal lii wala li nga defa muy doon ay termes yoo xamante ni terme day xalaat loo ay séddale bu ma seenoon ñu affecté leen au lieu ñuy wax xaalis ñu affecté leen ay secteurs yoo xamante ni ay secteurs d'élite lañu comme par exemple nga ne agriculture dañ ko gën a développé lépp luñ ci mosoon def dañ ko gën a mën a def ndax mu gën a jëriñ réew mi wala secteur de la pêche man bu ma segoon loolu la ñuy xalaate mais dañuy toog naan di wax naan xaalis bi dañ koy denc fële dañu war denc fële nit yi di xalaat dañ ci war a am ak liñ ci war a am je vous remercie monsieur le président de la République. jërëjëf Maguette Ngom ci sa contribution dinañ ci ñëwaat léegi ñu jox kàddu gi monsieur Samba Diaw. Excellence, Monsieur le Président, maa ngi nuyu bépp participant aujourd'hui di wax sama mbégte ak sama fierté ba ma gisee toute cette sommité de patriotes réunis dans cette salle. Parce que aujourd'hui kenn mënu dédouaner boppam lu tax loolu teew fii. Ñun ñëpp aujourd'hui refuser l'appel du président de la République pour cette concertation. soo ko defee am na leneen lay dox waaye du mbirum réew mi moo tax ngay dox. Sénégal dafa nekk réew moo xam ne dafa am stabilité yàgg am stabilité donc ay patriotes ñoo ko jiite ay patriotes ñoo nekk dans cette salle may leen gërëm di leen sant dans ce sens di wax ne képp ku fi teew devant l'histoire et devant les générations à venir yaa tooñ sa bopp parce que ëllëg nag day juger le présent le futur dafay juger le présent te suñu doom yi ëllëg dinañ laaj ñun ñoo nekkoon ci salle bi ak ñan ñoo fi nekk loolu ñu nekkoon ci salle bi ñan la ñu nekkoon ci salle bi ñan la ak lu tax nekkul fi woon aujourd'hui kaay leen ñu waxtaan ci mbirum pétrole bi nga xam ne Sénégal yàlla baaxee na ko réew yu bëri bëggoon ko am amuñu ko yàlla baaxee ñu ko kon ñëpp dañu war a ñëw ñu dugal comme li tubaab di wax la mais dans la pâte ku ne andi sa xalaat ñu bokk pour que réew mi jëm ci kanam soo fi teewul nag yaa tooñ Sénégal proposition bi ñu bëgg a def mooy te ku ne moom ngeen may laaj ba def ko 60% la ñu bëgg pour des investissements pour un fonds d'investissement appelé
ñun ñu ko tuddee au niveau ñu ko tuddee mooy teranga fund 60% boo xam ne un fonds dénommé teranga fund waaw monsieur le président benn mooy may gël sama proposition boobu ok 60% boo xam ne fonds d'investissement la si fonds d'investissement dañuy permettre comme Qatar li mu def am des banques de financer suñu propre développement dañu dem dans le monde entier jënd ay compagnie fay suñu dette 60% yi loolu lay doon les 10% pour un fonds pour les générations à venir les 30% mu nekk un fonds social et environnemental vraiment loolu moo nekk suñu proposition merci beaucoup. jërëjëf donc fonds social et environnemental mooy bu mu jubbi merci beaucoup donc Samba Diaw léegi ñu jox kàddu gi Bara Sow président waaw micro baa ngi ñëw Bara asalaamaaleykum mbokki Sénégal yépp ginnaaw bi ñu sante Sénégal yi fi teew di sant président Macky Sall ñuy wax ne pétrole bi dafa feeñ ci géej gi kon man ñaari sàpp laa fi ñëwee Bara Sow président national Lawbe du Sénégal et de la diaspora collectif de mareyeurs exportateurs maay seen porte-parole ñu doon ñaan côté boobu yépp jën dootu fa amati jën du fa produire gaal yi nga xam ne dañ koy dagg feeraay ñu mën ko soril foofu jën yi mën fa produire pour suñu géej gi mën a dundaat parce que pétrole baax na lool mais environnement bu mu nekk bu ne jën du fa nenati du fa màggati loolu ñu ngi koy ñaan ñu yokk ko ci affaire bi li ci tege mooy Sénégal dañuy dégg pétrole gaz xamuñu nu mu demee vidéo yi ñu fiy wane ak film yi ñu fi wane ñu mën ko traduire en wolof traduire ko en pulaar traduire ko en soose ba xam ne fépp fu Sénégal nekk mu mën a leer ci boppam parce que dafa am ñoo xam ne du leen wooyee du ñu ñëw te olof yaay dafa ne boo bëggee xam li lay jaayee da ngay fekk fañ lay waxaalee kon ñuy ñaan acteurs yi nga xam ne ay politiciens lañ sénégalais yi nga xam ne ay sénégalais lañ bëgg réew ëllëgu réew mi bu leen wootee suñu mel ni li président di wootee ñu ñëw bu dee réew mi moo leen ñor mais dès suba nga gis ñu commencé ubbi seen page Facebook yi commencé wax article nangam di yàq bopp sénégalais yi bu dee wóolu woon nañ seen bopp si loolu ñuy wax mbaa li ñuy wax yenn na maanaa ñu ñëw discuter ko fii parce que micro yi dafa libre bépp sénégalais libre pour wax li nga xam ne mooy doxal pétrole bi ak liy doxal réew mi kon monsieur le président li nga teg sa tànk bu si découragé del woote parce que ñëpp ñu la ko yàlla dafa wasalaam jërëjëf. jërëjëf Bara Sow damay dalal sa xel ci wàllu jën yi pétrole bi fa nga koy génnee fu xóot la gis nga ko ci film bi da nga am lu ëpp 2 mètre maanaam 2 kilomètres yëpp ndox la te xam nga jën yi mënuñu dund foofu xóot na lool waaye géej moom dafa mel na rek asamaan day bëri ay niveau maanaam niveau bi ci kaw bi ñuy gis muy am vague nga dem ba ci biir mu gën a xóot am na ay xeetu jën